yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw te ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëm jëmul fer bis bi jiba la jëm kon nag jërë ngeen jëf moom liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw te ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëm jëmul fer bis bi jiba la jëm kon nag jërë ngeen jëf moom liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw te ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëm jëmul fer bis bi jiba la jëm kon nag jërë ngeen jëf moom liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw te ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëm jëmul fer bis bi jiba la jëm kon nag jërë ngeen jëf moom liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw te ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëm jëmul fer bis bi jiba la jëm kon nag jërë ngeen jëf moom liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw te ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëm jëmul fer bis bi jiba la jëm kon nag jërë ngeen jëf moom liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw te ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëm jëmul fer bis bi jiba la jëm kon nag jërë ngeen jëf moom liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëw te ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëm
jëmul fer gis ba ci wala jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëmul fer gis ba ci wala jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis ba ci la jëmul fer gis ba ci la jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya ba bis bi jiba waaw ba bis bi jiba fa Sëñ Tuubaa dina moom liggéey bi bu mu laa suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati bu mu laa suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bi jiba la jëmul fer gis ba ci wala jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli yàlla kattan nañu ku fi ak ñu mën a wuutu yàlla kattan leen ñoo ñëwutu ñooñu yàlla kattan na leen liggéey bi na te nu taawu ko bu mu laa suuf mukk ilaahu kalimatillahi al-ulya complexe Cheikh Ahmadul Khadim ñu ngi tegoon xeer bu njëkk bi ci le 5 décembre 2018 waaye liggéey bi ñu ngi ko tàmbali ci mois de mai 2019 boobaak léegi mat na at ci mois de mai 2020 bi te ji nag ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi doon nemmeeku mboolem liggéey bi nga xam ne moo nekk ci complexe bi képp koo xam ne entreprise nga ak mboolem taalibe yi nga xam ne dañu fa sasoo liggéey kenn ku ci nekk ñu dem xool liggéey bi nga xam ne moom nga yore fan nga ci tollu muy état d'avancement travaux yi loole nag tàmbali nañ ko ci waa Touba Matériaux di benn ci entreprise yi nga xam ne ñoo yor liggéey yub complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi ñoom ñu war a liggéey juróom-ñeenti bâtiment mu mel ni lu ci bëree bëri sax gros œuvre bi noppi na bi ak seen ki nga xam ne moo jiite Touba Matériaux di Abdou Lahad Ka am na loo xam ne leeral na ko ci seen tolluwaayub liggéey bañ ci jotee ak fiñ ci jaar waaye it kenn ci ñi nga xam ne ñoo jiite liggéeyub Touba Matériaux moom it ñëw na ci yenn données techniques yi maanaam li nga xam ne moo jëm ci mboolem liggéey bi nga xam ne moom la Touba Matériaux waroon a liggéey fan lañ ci toll ak lan la ci jot a def isa talatu min ilahi jallaba wa in saratu bi ilahi sallaba li jaada bi tawhid rabbi al ahad musjada li bi khulq wallahu al ahad law nidadi wa khilaf fil ida wa abada nasulaq man qadat سر الذي يبارس الله جليل سلم سليل فوق كل سليل di sant Xaadimu Rasuul di ñaanal Sëriñ Muntaxa Basiiru xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te wér yàlla na ko yàlla may kàttan ak fan bu gudd bu mu àggalee naalam yi naal yëpp ci liggéeyam Sëriñ Tuubaa bi di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu Serigne Mame Thierno Mbacke mi nga xam ne mooy coordonnateur bi nga xam ne moo jiite liggéey bi di nuyu Serigne Ahmadou Badi mi nga xam ne moo yor programme mu njàng mi yëpp di nuyu la architecte yi muy Thiaw Kandji ak Ibrahima Niang yi nga xam ne ñoo nekk groupe architecte bi nga xam ne ñooy yor projet bi ñoo confectionné projet bi di nuyu personnel Touba Matériaux bi fi nekk yëpp. ak techniciens yi personnel administratif bi personnel civique bi ak communication yëpp kenn ko ci nekk maa ngi lay nuyu
di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu génn di leen ndokkeel ci korité feetu korité bi ñu génn di wax ne rek gannaaw bu nuyoo bi jàllee damay présenter tuuti rek Touba Matériaux ak projet bi ci initiative xalif général des mourides bi nga xam ne ak pësteef bi ak décision bi nga xam ne moom la jël muy projet bi gën a rëy bi mu jàpp pour liggéeyal ko Serigne Touba ci communauté mouride bi ngir adduna bi ngir liggéey muy projet boo xam ne bu ni toll bariwul ci àdduna nit ku ko initier benn nit boo xam ne da koo xalaat initier ko da koy def surtout di ko defal diine islam waaye di ko defal Serigne Touba waaye di ko defal communauté mouride bi yëpp di gannaaw loolu di sant yàlla bu baax a baax ci bi mu choisir Touba Matériaux bi nga xam ne moom la ko jox liggéey bi pour mu liggéey ko boole ma ak ñi nga xam ne moom la ma booleet muy maam Thierno mi nga xam ne mooy coordinateur technique bi ak groupe architecte bi ko yor ñu ànd di ko liggéey ba tey jii ñu def 1 an parce que maa ngi signé woon contrat bi le 5 mai ñu ngi posoon premier paire bi mois de novembre le 11 novembre 2018 ça fait signé contrat bi le 5 mai 2019 ba mois de mai di dee tey mu nekk 1 an de réalisé boo xam ne nii ñu ngi exécuté projet bi ñu war a def ñëw maam Thierno nag mi nga xam ne mooy coordinateur bi mu ne nañu def bilan parcours xool 1 an bi lan la ñu ci def loolu moo waral defe naa ne waxtaanu tey bi moo waral moo woo quelques personnes ci presse bi mu taxaw nii woo groupe architecte yi ngir ñu mën a def benn évaluation bilan tiré bilan de 1 an. Première phase bi ñu joxoon Touba Matériaux mu concerné 9 bâtiments muy institut islamique bi nga xam ne mooy 3 bâtiments yi ak majalis yi bi nga xam ne 2 bâtiments la ak restaurant bi ak benn amphi bi de 1500 places ak rectorat bi nga xam ne mooy administratif yi fii la recteur bi war a nekk ak bibliothèque bi muy juróom-ñeenti bâtiment yooyu la ñu jox Touba Matériaux moo la nekk première phase bi nga xam ne moom lay exécuté des na nag ay yeneeni bâtiment mais yooyu ñeneen nit ñoo ko yor xam naa ne dana ñu ci ñëw mais partie Touba Matériaux mooy loolu yàlla dogal na jot nañ premier plan le 19 mars muy bâtiment témoin bi ngeen taxaw la ñu jot plan yi moom lañ jot plan bi signé le contrat bi le 5 mai 2019 ba le 30 mai tey di 1 an donc loolu moo tax nag ñuy expliquer rek Touba Matériaux fi mu ci toll bi mu juróom-ñeenti bâtiment yi ñu ko jox ñu ngi ko def mi ngi def durée de travaux bi 2 ans la 24 mois def nañ 12 mois donc techniciens yi danañ ñëw ci détail technique bi ci pourcentage de réalisation bi nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne moo ñu dese ci délai di fas yéene rek balaa ñu 24 mois yi nga xam ne mooy délai bi donc defe naa ne Touba Matériaux dana livré li nga xam ne mooy majeure partie ci li nga xam ne moom la war a liggéey. waaw actuellement nii yaa ngi xool bâtiment bi nga taxaw muy bâtiment témoin bi nga xam ne def na 1 an tey yaakaar naa ne ñu ngi koy évaluer à 90-95% de réalisé yaakaar naa ne bii fekk 2 mois. danañu bu fekkee ne ñoom soxla nañ ko danañ leen ko mën a libéré ñu def ci liñ ci def yeneen yëpp ñu ngi yenn yi ñu ngi ci 70% 75% 80% yaakaar naa ne détail technique bi danga ak pourcentage bi techniciens yi danañ ci ñëw bu ñuy présenter entreprise bi ak taxawaayu entreprise bi ak fonctionnement de entreprise bi ak capacité entreprise bi loolu techniciens yi danañ ci ñëw di leeral ko li ci ëppoon solo rek mooy présenté wu wax ne Touba Matériaux lii la ci yor lan mooy projet bi ñan a seq projet bi nan la ñuy ci sëriñ bi tànne ba yëkkati ko jox ko Touba Matériaux bi nga xam ne yàlla dogal na man ma nekk ci bopp bi groupe bi donc di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaax murid yëpp ne leen donc projet bi moom mi ngi en cours li sëriñ Abdou Lahad waxoon luy dem la képp ku yeex dala fiy baax waaye bëgg-bëggu sëñ Tuubaa la sëñ bee ko santaane woon ñetti mbir la battale woon ne nañ ko defal nañ ko indi Touba
dañ ko tabaxal jumaa ji dañ ko tabaxal daara ji ñaar yi jàll na bii moo ci des sëriñ bi mi ngi ci sëriñ Abdou Lahad initié ko sëriñ bi fas yéene ko réaliser mi ngi ci képp koo xam ne ab taalibe sëñ Tuubaa nga boo xam ne bëgg nga contribuer directement ci santaanem sëriñ Tuubaa defe naa ne occasion bi bu la rawee da nga koy yéene mais dootoo ko mën a am kon nag na ci murid yi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel sëriñ bi di bàyyi xel yittey sëñ bi di fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa dañ am yëg-yëg ne li sëriñ bi santaane moom lii ci des ku ci mi ngi mel ni ba ñuy tabax jumaa ji ku ci defutoon tey loo bëgg xanaa doo da nga ko yéene mais doo ko mën benn nag bu fekkee moo des ci mbir te mbir mi nga bëgg koo yóbbante te sëñ Tuubaa kat sëñ Abdou Lahad ne woon ku ko lebal ker mu fay la guddi ku ko defal loo munul mu defal la loola jomm te ñu dañoo fas yéene defal ku luñ mënul ngir mu fay ñu la ñu jàmm ndax li wéy leeral na la ci kanam ku liggéeyal sëñ Tuubaa aussi ñi ko defoon ak ñi fa jaaroon ak ñim yar ñi ci jaar ñëpp kenn ku ci nekk gis na jeexital bi mu am ci ñoom ak seen ak njaboot kon liggéeyal sëñ Tuubaa lu mat de farataal la liggéeyal yàlla lu am solo la donc te boo ci defee defal nga diine liggéeyal nga yàlla donc liggéeyal nga sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa ku ko liggéeyal bu la fayee dana la fay te kum fay dootoo tumuraanke mukk loolu rek laa ne woon danaa ko leeral ci sama bokki taalibe yi après le directeur général de groupe bi ab taalibe laa boo xam ne dama nekk ab taalibe sëñ Tuubaa bu dëggal te fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa loolu moo tax ma gàtt ci sama bakkan gàtt ci sama tànk tuubéy ba ni ko sëñ bi bëgg mu amee ko ne waaye satisfaire communauté mouride bépp satisfaire sénégalais yi contribuer aussi ci développement seen réew mi ba bu ëllëgee ndax le sëñ Abdou Lahad waxoon addina kat ñett rek la nii la meloon lii la fi def fii la nekkoon nii la mel lii la fi def gannaaw finalité bépp loolu la nag bëgg naa bu ëllëgee bu ñuy rëdd bu ñu sëñ Abdou Lahad ni neexoon na adduna de du dëkk jaarukaay rek la waaye boo fi jaaree fexeel ba rëdd loo xam ne ku ñëw xam ne jaaroon nga fi nag kooku nag mooy suñu idole moom la ñuy roy moom la ñuy topp ay tànkam la ñuy topp kon nag maa ngi koy digal taalibe yëpp di ñaan yàlla képp koo ci xam ne am nga ci yéene rek yal na la yàlla may kattan ak wér ba nga def ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant ci ndigalu suñu directeur général di Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom la Sëriñ Muntaxa wóolu ba jël mbir mi teg ko ci loxoom. léegi nag fi may tàmbalee damay tàmbalee bâtiment bi nga xamante ni fa lañ njëkkal léegi muy bâtiment bi nekk ci UFR sciences islamiques et langue arabe bâtiment boobu bâtiment la boo xamante ni mi ngi nekk 2400 mètres carrés en béton rek presque mën naa ni 900 mètres cubes de béton mi ngi ci exactement ci biir loolu it nag bâtiment boobu actuellement en gros œuvre on est à 95% de réalisation ñu ngi ko commencé en mai 2019 ba tey jii mu nekk actuellement 1 an def nañu 95% de réalisation second œuvre bi actuellement ñoo ngi ci 17% muy li commencé ci carrelage électricité plomberie mais loolu li ko waral ay contraintes la yooyu mën nañ ci dellusiwaat après parce que bâtiment boobu comme témoin la ca la ñu war a approuver lépp loo xamante ni mooy second œuvre ba mu féete boor ñu doog a commencé dem ci yeneen bâtiment yi bi ñu si jógee ñu ngi nekk actuellement toujours ci UFR sciences islamiques et langue arabe suñu ginnaaw nii bâtiment bi fi nekk mooy salle d'étude bi nga xamante ni moom la ñu tuddee salle d'étude milieu salle d'étude milieu bi moom it ñu ngi ko commencé en mai 2019 léegi mu def 1 an gros œuvre am mi ngi ci 90% actuellement second œuvre bi actuellement 7% la parce que dafay xaar bâtiment témoin bi parce que bâtiment témoin bi lañ fay def foog ñu valider ko approuver ko pour ñu mën ko continuer ci yeneen bâtiment yi ci biir loolu it aussi moom it mi ngi nekk 2400 mètres carrés donc en réalisation comme je vous ai dit 90% UFR sciences islamiques et langue arabe 3 bâtiments yi fi nekk mi ngi nekk 7200 mètres carrés 7200 mètres carrés yooyu à ce jour après 1 an de travail réalisé nañ ko actuellement à 95% parce que bii nekk na 98% bii nekk 97% bii nekk 94% boo ko globalisé mu jox la 95% de gros œuvres et en second œuvre 17% 7% donc actuellement on est à 12% de réalisation ginnaaw bu ñu jógee foofu nag ñu dem ci majalis bi moom ñaari bâtiment moo fa nekk ñaari bâtiment ya fa nekk nag mooy que ni am na loo xamante ni directeur général souligné nañ ko sànq parce que dañu doon wax petit bâtiment et grand bâtiment mu nañ ko dindi parce que petit bâtiment boo xamante ni 2400 mètres carrés ça veut dire que ça fait 300 mètres carrés un terrain de 300 mètres carrés nga teg ci immeuble 8 étages
moom mooy petit bâtiment lañ tudde fii donc muy 2400 mètres carrés 2400 mètres carrés yooyu am beneen bâtiment boo xamante ni 100 et quelques mètres linéaires la nekk 4800 mètres carrés ñaari bâtiment yi rek nekk na 7200 mètres carrés. ci biir loolu actuellement majalis bi 7200 mètres carrés yi réalisé nañ ko présentement à 72% ñoom ñaar de gros œuvres. second œuvre yi mënaguñ ko laal parce que bâtiment témoin bi validé guñu 100% réalisation bi. moo tax ñu mettre en œuvre second œuvre mais foofu nag ci majalis bi am na fa restaurant boo xamante ne 400 mètres carrés la 400 mètres carrés boobu actuellement liggéey nañ gros œuvre bi à 50% charpente couverture bi nga xamante ni moo war a dem ci kaw actuellement mi ngi à l'atelier liggéey nañ ko plus ou moins à 30% mais nekkul actuellement sur place. par rapport ak délai d'exécution bi point bi ma ci souligné. mooy que ni Touba Matériaux toujours de par son directeur général en dehors des contraintes de décision ou de plan terewul il a mis les bouchées doubles dafa jël pasteefam yitteem ak léppam teg ko ci kanam jiital université bi ba nga xamante ne aujourd'hui par rapport au délai initial aujourd'hui les bâtiments yi njëkk a commencé ñoom ñoo fi def 1 an mais am na fi bâtiment yoo xamante ni 6 mois lañ def te actuellement ñu ngi si 50% lu mel ni bibliothèque dinañ fa egsi am na bâtiment yoo xamante ni ñu ngi fi def actuellement 7 mois te actuellement ñu ngi ci 60% dinañ fa egsi mais instant bi ñu toll nii ak fii ñu toll nii ñu ngi toll ci institut islamique langue arabe instant bi ñu toll nii fii actuellement ñetti bâtiment moo fi nekk 12 mois de réalisation la ñu def. sur 24 mois donc des nañu 1 an boo xamante ni second œuvre rek moo ci des te second œuvre bi normalement ci planning bi ak plan d'action yi nga xamante ni moom la ñu defoon plan d'action yi nga xamante ni mooy plan d'action général yi maître d'ouvrage joxe dañu wàññeeku jël plan d'action boobu planning boobu directeur général Touba Matériaux def planning interne indi plan d'action ba pare nag ni bu leen ma àggal ci délai bi nga xamante ni moom lañ ñu fixé muy 24 mois moo taxoon suñu second œuvre ñu ngi ko prévoiroon ci 6 mois prévoiroon gros œuvre bi ci 9 mois mu nekkoon 1 an 4 mois au lieu de 2 ans aujourd'hui on est à 1 an te terewul ñu ngi ci ay 95% de gros œuvre ci zone bi ñu nekk te second œuvre ñu ngi ci 17% yoo xamante ni des nañu 1 an yu ñu prévoir 6 mois ça veut dire que pour donner un délai court mooy que ni jël nañu ay matuwaay. jël nañu planning bu interne jël nañu ay plan d'action teg nañ logistique boo xamante ni mën nañu permettre tey ñu pare avant le délai compatible. les jours et de nuit bi ñu ngi ko doon def daaw heure bi ci koor gi mois de Ramadan daaw dañ doon liggéey ba ay 3 heures du matin 4 heures du matin instant bi ñu toll nii dafa nekk instant boo xamante ni second œuvre bi moo ëpp parce que gros œuvre bi ëppoon solo. parce que béton yoo xamante ni da nga daan dem pour war a xëy benn guddi nga war a couler 400 mètres cubes wala 300 mètres cubes ci moyens yoo xamante ni dañ cee sant yàlla directeur général bi parce que moo ñu indil centrale bi ak pompe yi ak tupi yi buru woon loolu kon béton yi normalement la taxoon ñu fixé woon 2 ans loolu da cee bokkoon parce que ay béton la yoo xamante ni dañ ko doon prévoir di couler maximum 30 ba 40 mètres cubes jour. mais centrale à béton bi mu placé fii du ñàkk ngeen mën fa dem centrale boobu moo ñu dimbali ba pare it nag mu wàññeeku bu fekkonte ni it nag daf ñoo bàyyi ak suñu sago amul na boo liggéey guddi bi kon prévoiruñ ko woon waaye moom ci boppam moo daan bàyyi ba 6 heures mu ñëw taxaw ak ñun di fi nekk ba 23 heures loolu taxoon ñu daan dem ba 2 heures du matin instant bi ñu toll nii ak couvre-feu mais dinañ liggéey au lieu de 17 heures dinañ dem ba 18 heures may nit ñi le temps que ñu dem mais le temps que ñu dem it dañ leen di jàppale ci dem bi parce que très souvent dañuy obligé jël ay mobilisation auto yoo xam te dina leen yóbbaale. Touba Matériaux dafa jël dès le début benn système de presse boo xamante ni c'est local boo xamante ni daf ko instauré fii jël ay moyens jox ko ubbil ko internet ubbil ko it benn page Facebook boo xamee pas Facebook mais plutôt YouTube boo xamante ni dafa demander presse boobule que bu ñu nañ jël seen responsabilité ci biir chantier bi bu leen kenn bundu xotaal ci dara donc ils ont la latitude et la liberté de tout expliquer parce que nee na confiance bi ko sëñ Mountakha jox Mbacké dafa bëgg moom ci boppam mu relater ko ci liggéey bi ba nga xamante ni taalibe yi nga xamante ni kenn ñi ciy joxe seen i alal ak ñi nga xamante ni ñooñu ñu bëgg wan leen lu leer parce que li ñuy liggéey instant bi ñu toll junj naa leen ci commencement bi ni leen am nañ fi laboratoire boo xamante ni dernière génération la laboratoire boobu kenn du fi couler béton te laboratoire boobu ñëwul
saytu ko xool ko ba joxe accord am ci labo ci béton boobu la kenn délai boobu la donc nag coronavirus bi ñëw na mais dafa fekk gàcce nga laama Touba Matériaux dafa jëloon mesure à l'avance parce que jot naa leen ko junñi ni leen daaw mi ngi doon liggéey ay guddi boobu amuloon contrainte amuloon benn contrainte mais da doon liggéey guddi ak bëccëg loolu moo ko permettre instant bi ñu toll nii mën naa ni li muy consommé ci corona bi wala ci confinement bi actuellement fekk na moom liggéey na ko auparavant donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo dimbali Touba Matériaux instant bi ñu toll nii de 8h à 17h ñoo ngi koy liggéey jël matuwaay yoo xamante ni à la place maintenant du personnel dañ ko dañuy augmenter personnel de jour bi ba nga xamante ni mooy nécessité dootuñu am demande bi nga xamante ni parce que li nga war a liggéey ci une semaine pour 5 ouvriers ñu ngi koy liggéey par exemple ci 3 jours pour 12 ouvriers wala 15 ouvriers. fii instant bi ñu toll nii bi ñu départ ñu ngi doon départ doon liggéeyee ak 100 personnes ñoo fi nekkoon au départ en mai en 2019 mais instant fii may taxaw di wax ak yow ñu ngi ci 272 personnes yoo xamante ni ñu ngi fi liggéey toute profession confondue non seulement dañ fa nekk ay dafa nekk ay spécialité sénégalais mais it aussi directeur général bi dafa indi appui expertise u ay turc am na si sax ñeneen mais pour l'instant Turquie lañ mën a tudd parce que ñoom ñoo fi nekk sur place yoo xamante ni ñooy jàppale parce que foofu it dinaa leen xamal ni université bi l'entreprise moo ci commencé parce que fi mu nekk nii am na fi au moins 12 personnes yoo xamante ni c'est des nouveaux techniciens des nouveaux ingénieurs yoo xamante ni sortant lañu te terewul ñu ngi fii ñu boole leen ak ay majeurs yoo xamante ni ñu ngi leen di guider li may conclure nag le temps que ñu dem ci beneen zone parce que zone bi ñu nekk UFR sciences islamiques et langue arabe la des na donc comme je vous ai dit majalis des na aussi administration mais li may conclure fii daal mooy di leen xamal ni daal ñun ñi ngi sant yàlla di leen sant yéen ñi it nag te bëgg ngeen jàllale message bi ba taalibe bu ne xam ni que li nga xamante ni dugg na fii def nañ ko fi ñu ko war a defee parce que ci wàllu qualité ci wàllu temps ak ci wàllu management donc ñi ngi sant yàlla di sant yonent bi di sant sëñ Mountakha Mbacké di leen sant yéen ñi wasalaam. ba léegi liggéey bi nga xam ne moom la Touba Matériaux di liggéey ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi bokk na ci amphithéâtre 1500 places bi nga xam ne moom it liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax biñ ci accès ki nga xam ne moo di monsieur Thiam yore liggéeyu Touba Matériaux leeral na li nga xam ne moom lañ jot a def ci amphithéâtre bi ak liggéey bi fi nga xam ne fa la toll. actuellement ñi ngi fii ci amphithéâtre bi nga xamante ni amphithéâtre 1500 places la pour 3600 mètres carrés couverts aujourd'hui actuellement cet amphithéâtre la boo xamante ni ñi ngi ko commencé en octobre 2019 ñu ngi ci 8 mois 8 mois yi ci la ñu réaliser lii ngeen gis nii actuellement donc pour un délai de 2 ans je pense largement ak disposition yi nga xamante ni jël nañ ko fi mu nekk ni balaa ñu àgg 1 an et demi dinañ mën a livrer bâtiment bi le bâtiment nag la boo xamante ni c'est la première fois mu am ci zone bu mel nii rawatina na sax à Dakar parce que 1500 places la nekk na place 1500 places yoo xamante ni lu bari lu ñu daan def ci conférence ak ci leneen ak leneen ñu ngi ko daan def ci biti mais léegi dinañ ko mën a def fii ci biir instant bi ñu toll nii du côté avancement des travaux on est à 50% de réalisation puisque gros œuvre bi instant bi ñu toll nii gradin yi ci seen ginnaaw moom moo ci des ak la partie couverte ci kaw li ci des yëpp charpente couverture la mooy fi ngeen nekk di hall bi donc jël nañ matuwaay jël nañ mesures yi logistique bi ñu amee instant bi ñu toll nii permettre nañu béton bi ñu mën ko réaliser à temps réel en même temps it aussi am na isolation sonore boo xamante ni dañ ko fiy def ba nga xamante ni même bu fekkonte ni dañ doon kuréel ci biir it ki nekk ci bunt bi du dégg ci biir dara du dégg dara donc du gêner université bi du gêner yeneen salle de cours yi loolu c'est très important donc lu ci mel ni cérémonie officielle Magal Touba bu jotoon donc bari na manifestation yoo xamante ni mën nañ ko fee def te bu boobaa dinañu jariñ ci lu bari. mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi ci njiital Serigne Mame Thierno Mbacké moom Serigne Moustapha Bassirou ñëw nañ it ci bibliothèque bi nga xam ne bokk na ci liggéeyu Touba Matériaux mu nekk bibliothèque boo xam ne liggéey bi it mu ngi dox bu baax a baax ndax sous-sol bi daanaka noppi na loole it kenn ci techniciens yi ñëwaat na leeral li nga xam ne moom mooy tolluwaayu bibliothèque bi lee fi ñu toll nii nag ñu ngi toll ci bibliothèque bi mais avant tout je me présente Ahmed Thiam directeur des travaux accompagné de mon directeur exécutif Youssou Ka et de la coordonnatrice des travaux madame Faye Ami donc ñun ñooy élément de direction yi fi nekk di gouverner travaux yi
étayé nag par la jeunesse et par les ouvriers spécifiés et qualifiés ak le personnel turc. Fii ñu toll di bibliothèque bi nag bibliothèque la boo xamante ni instant bi ñu toll nii mi ngi nekk ñu ngi ci sous-sol bi sous-sol bii nag actuellement pare nañu fondation bi sur une surface de 2400 mètres carrés instant bi ñu toll nii nag fondation la boo xamante ni dañ ko prévoir war na mën a yanu 6 ba 7 étages ci dimensionnement yi nga xamante ni moom lañ ko def mais pour l'instant ñu ngi ci sous-sol bi ñu ngi ko commencé en octobre 2019 actuellement ñu ngi ci 6 mois de réalisation. instant bi ñu toll nii nag bibliothèque la boo xamante ni sous-sol bi kenn prévoir fi parking ni dara dañ ko prévoir uniquement et spécialement pour liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi liggéey na ko mu nekk loo xamante ni ci biir mën nañ ko fi conserver des années durant te du def dara.